بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الله وسلامه على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وخديم mbokk yi ñu leen di nuyu fi leen daan nuyoo ci seen jotaayu Ridwaan ci fii ci Senego.com TV te kilifa gi di Serigne Abdoul Aziz Wane tey jii nag ñu indeeti li xew ci jamono ji rek lu ci nekk rek danañ ci dégg kaddu danañ ci war nañ ci déglu kaddu l'islam ndax ñaare bu xew-xew yi mel ni amee saa su nekk Senego.com dana ñëw ci jotaayu Ridwaan ngir ñu waxtaan ci bokki réew mi ci rawatina nag mbas mi ñu nekk ñu koy tudde pandémie waaye ñaan sunu borom subhanahu wa taala yàlla bu ñu àgg ci endémie waaye nag lañu ci te bañ a àgg mooy di déglu ay ndigal tey daw ay tere ci loolu ci wàllu faju ak diine Abdoul Aziz sunu borom subhanahu wa taala mi nga xamante ni moom ñëpp moo bind ñëpp damay wax ne ñu naan diw artiste la ñaare mën nañoo juum artiste ak artisan bokkul Abdoul Aziz artiste au vrai sens du mot mooy le tout puissant moo créé lépp artisan nag mooy ñi ñuy woowee artiste ñooñu ay artisan lañu waaw sunu borom mi nga xamante ne mooy le tout puissant subhanahu wa taala wax ci Alxuraan nga xam ne mooy téere bi mu communiqué ak ñun te saa su nekk muy xam-xam bu dul wees te jamono ju ñëw dëpp ak moom ndax moo wax ni fàttewuma dara ci téere bi moo tax ku jàng Alxuraan te déglu te dégg ko na nga ko war a déggee maanaam généraliste ngay doon ci domaine yu wuute mu wax nag ci wàllu faju Abdoul Aziz bismillahi rahmaani rahim ci suratu naxli la nekk Sëriñ Mamour bismillahi rahmaani rahim wa awxaa rabbuka ila naxli an ittaxizi min aljibaali buyuutan wa min alsajari wa mimma yacrisuun summa kuli min kulli thamaraati fasluki subula rabbiki zululan yaxruju min butuniha saraabun muxtalifun alwaanuhu fiihi shifaa'un linnaas inna fi zaalika la aayatan li qawmin yatafakkaruun Abdoul Aziz yàlla wax ak ñun ci suuratu Nahl daal di ni joxe exemple ci yamb yàlla dafa utal am benn saar mu tuddi ko suuratu Nahl waaw di joxe exemple ci yamb ni mu ko wax yoo muy lekk ay fleur yu wuute te yëpp di garab ci montagne yi mu ciy dëkk di ci produire lem moo tax la yàlla bind amul lenn luñ ci jëfandikoo gannaaw këram demi jooram maanaam selam sëf yam rek waaw mu ni ko mu joxe exemple nag ci yamb nga xamante ni yoon wa muy aw caal ba ak fleur ya muy lekk yëpp yu muy tànn la yu muy sélectionné la te lépp di ay garab yàlla daal ni xoolal kéemtaan googu may génn ci biiram loo xamante ni nit ñi dañ ciy jëfandiku waaye nag sharabun muxtalifun alwaanuhu xoolal couleur yi ni mu wuutee couleur yi lem ni mu wuutee yàlla daal di nag foofu li mu bëgg wax fii shifaa'un linnaas garab la ñeel nit ñi kon yàlla moo ñu wax ni lem garab la kon garab la loolu nag tegtal la ci ay kéemtaan yi sunu borom subhaanahu inna fi zaalika la aayatan li qawmin yatafakkaruun moo tax yàlla waxut ak mag mu naax waxut ak gone ko xamul dara waxut ak ku ñàkkoon xelam yàlla nit ñi lay waxal ak ñuy xalaat moo tax nit dafa war a jëfandikoo xelam moo tax ñaari sunu diine ci diine xel la te tegu ci xam-xam fii shifaa'un linnaas nee na garab médicament la kon
nga digg ni yàlla ci boppam ñaax nañu ci dem faju ci ba joxe exemple lem garab la. yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xamante ni moom la ñu yàlla booleel dafa wax ci xadis boo xam ne Usaama moo ni shahidtu fekke naa. xam nga ñaaree termes yi xam nga morphologie bi yàlla yi waxee wala morphologie bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di communiquer xóot na trop yàlla ñu ko yàlla déglu mu wax ni Usaama ni Usaama doomu Sharik ibnu Sharik daal ni shahidtu nabiya sallallahu alayhi wa sallam wal a'raaba yas'aluunahu fa qaaluu hal alaynaa junaahun an natadaawaa fa qaala tadaawuu ibaadallah inna allaha azza wa jalla lam yada' daa'an illaa wada'a lahu dawaa'an illa al-haram sallallahu alayhi wa sallam bi isnaadin saxiix. foofu yonent bi dafa ne alayhi salaatu wa salaam Usaama dafa ne dama fekk mbooloom arab ñëw ci yonent bi da ko laaj ni ko ndax am nañu ngant ci bu ñu tawatee faju ji mu leen amul leen ci ngant amul prétexte ko ëpp na dem faju ci daal ni yéen jaami yàlla yi na ngeen faju ndax sunu borom subhanahu wa taala deful benn tawat lu utal na ko saafara len dong moo amul saafara muy feebaru màgget sallallahu alayhi wa sallam waaw len dong Abdul Aziz moo amul tawat moo amul saafara muy feebaru màgget moo tax mu ni tadaawu yaa ibadallah kon jaami yàlla yëpp ko feebar yonent bi ne demal faju ci te moom lañu yàlla booleel kon feebar faju yi farata la. faj moom nag bu ñu ko dee wax tey ba ñëw ci vaccin supputation yi bàyyi am ci waaw ku nekk di ëcc li gën a noppale mooy nañu delloo lépp ci sunu borom subhanahu wa taala. Abdul Aziz sunu borom dafa ni sourate Nisaa yi bismillahi rrahmani rrahim wa iza jaahum amrun min al amni aw al xawfi adaa'u bihi walaw radduuhu ila rasuli wa ila uli al amri minhum la alimahu allazina yastanbituunahu minhu walawlaa fadlullahi alaykum wa rahmatuhu la taba'tum seytaana illa qalila. foofu Abdul Aziz sunu borom dafa wax ñu ni boo amee benn question ci penc mi ñii naan waaw ñii naan déet yàlla neen na ngeen ko fi ni tegg te dem ca ña ko xam ña ca spécialisé al istinbat ña ko jàng xam ko gëstu ci di ci liggéey dem leen ci ñooña. moo tax spécialisation wala spécialité sunu borom da ko cautionné kon mbir mu la jaaxal ci penc demal ca ñamuy seen domaine nga déglu leen ca te luñ la ca wax nga jàpp ko loolu la sunu borom wax ak ñun ci sourate Nisaa kon yonent bi alayhi salaatu wa salaam ko ci wàllu vaccin xam nga vaccin buñ ko lay firil sunu kem kàttan mooy dafay am benn épidémie bi am bu am te yu étranger la yoo xamante ni bariwul muy am te ñaari anticorps yi war a xeex ak moom nekkul ca yaramu population yooya scientifique yi daal di dugg lëlu xam ni dañuy jël maanaam jàngoro yooja virus booba jàngat ko ba xool ban anticorps la dëppool ak astuce yi ñu ko war a booleel def li naan essai clinique ba jàpp ni mën nañ ci am 50% wala lu ko ëpp wala 80 wala 90% wala 100% parce que bëri na ay feebar yu am ci àdduna te vaccin moo ko fi jëlee ana polio ana rougeole et cetera lu jeex waaw kon yooyu yëpp scientifique yi bu ñu duggee nag ba génn wane ni léegi yii tane na ci wala baax na ci bu boobaa ñu koy commencé vacciner nit ñi
ngir feebar bu leen dalee du leen affaiblir wala du leen mën dara ndax day fekk ay soldats yu ko mën a combattre yu mën a xeex ak moom loolu lay vaccin kon loolu mbirum docteur la. moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na saxaaba boobu di Usaama boole ko docteur yi ni ko del dimbali ko docteur yi kon ku feebar da ngay dem faju yi yonent bi képp ku mas a tawat ci saxaaba yi am na ku ñu wax tabibul arab nga xam ne yonent bi daan na ko boole ay ku feebar ci njaboot gi mu boole koog ñooña ak si yonent bi alayhi salaam ndax borom xam-xam day maandu rawatina nag ki nga xamante ne moom la yàlla yónni ci ñun. yonent bi wax foofu ci wàllu feebar ak faju ak déglu scientifique surtout daal di ni man tatabbaba wa lam yakun qabla dhalika bi tibbi maarufa fa asaaba nafsan fa ma duunaha fa huwa daaminun képp kuy faj wala di ci jéem dara taxaw moo ci dara ba faat bakkan wala yu demee noonu tu es coupable waaw bakkan boobu yaa ko waral mel ngeen ko rey bakkan kon penc mi nag société ñaara koy yàq genn wàllu docteur ak genn wàllu borom xam-xam ndax biñ ko dee déglu te la muy wax tegu ko fu leer wala jamono weesu na foofa bu boobaa da ñu bari lay lor bu dee docteur bu xam-xamam bënnul tamit kazalika wala kuy faj-fajlu kon yii ñuy wax ci vaccin yi nañ ci déglu spécialiste yi te yëg nañ ñi def nañu mbooloo yaakaar naa ne mbooloo la moo xam ni mix la ñu bari lañ ci boole ci ndigal chef de l'état mi nga xam ne moom la yàlla jiital ci réew mi te yàlla du jiital koor te jiitu du jiital koor te jiitu te sunu borom dafa utal benn saar tudde ko état suratul mulki tabaaraka alladi bi yadihi l-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir ci moom la nguuram nekk kon koo neex la koy jox te telewul dara yàlla dogal na nag ki ñu yàlla booleel mooy son excellence le président Macky Sall gis ni taxawaay yi mu ciy def moo tax lii buñ ko politiser ndax santé la santé avant tout ku am ñaari yitte daa fekk nga wér waaye ku wér benn yitte rek nga am kon ngal la bu ñu lar suñu bopp ñu ci xamul dara nañ ci maaru Cheikh Ibrahima nag mi déggoon diine dafa ni wax juróomi farata la am Abdoul Aziz juróomi farata bu dajee wax jaadu na waaye bu dajewul boo waxee da nga yàq mooy ka war a wax waaw ak la mu war a wax ak nam ko war a waxee waaw ak ñamu war a waxal ak jamono jim ko war a waxee yooyu nag bu dajewul boo waxee rek da nga yàq kon mbir bu fekkente ne xamoo ca doo ci spécialiste bu ca xóot waaw te yëg nañ ñi informé ak ñi désinformé ak ñi intoxiqué bokkul te intoxication yi yëg nañ ñi bari na la majeure partie ñu ciy wax dañu war a noppi parce que mbir mi du bëree du xeex tawat la duñu war a faj te boobaa bakkani doomu aadama yi mooy nekk en jeu te bu kenn fay fooy ba bakkani doomu aadama yi kon nañu déglu ña ca xam te ñooñu def nañu mbooloo topp ci ginnaaw chef de l'état kon suñu kilifa yooyu rawatina suñu kilifa gii ñu yàlla booleel lum ñu ca wax nañ ko jëfee lum ñu teer nañ ko baax ndax suñu njariñ la ndax kenn du jiite kër bëgg mu tas nag wala bëgg ña ngi jiitoon faatu loolu ça sonne mal waaw neexul ci dégg waaw parce que nit ñi nag ay xel la ñu amee kon ñii intoxiqué nañu yem xam ne affaire bi et puis mbirum kii la dund la te gis nga su Abdoul Aziz suñu borom subhanahu da wax ne bismillahi rahmani rahim man qatala nafsan bi ghayri nafsin aw fasadin fi l ardi fa kaannama qatala an-naasa jamii'an wa man ahyaha fa kaannama ahya an-naasa jamii'an ku rey bakkanta tey ko wala nga def njombe waxe ba nit ñi duñu vacciné wu corona bi ñëw faagagal ñu yow dañ laa war a fusiller mel nga ni ku rey yàlla ko wax mel nga ni ku rey àdduna yëpp waaye ku fexe ba benn bakkan ñoom dund wér pandémie bi mën a lu ko dara mel nga ni ku dundal ñëpp kon bu ñuy intoxiqué nañuy informé te bañ di intoxiqué damay wax ñëpp ni leen nañuy communiqué tey wax lu baax ndax
tax rasulullah nee na dire une bonne parole est une aumône ku amul loo saraxe del wax lu baax Abdul Aziz waaw dire une bonne parole est une aumône waaw te am na benn pàcc ci l'islam benn matière la ñu naan ko maqasidu sharia mooy les finalités de la charia c'est préserver la vie humaine c'est tout court waaw moo tax yoonu charia dafa dikk ci àdduna ngir ñoŋal doomu aadama ak ñoŋal ak dundam waaw bu ñëpp faatu kuy jaamooti yàlla kon nañu dimbali nit ñi ñu xamul nañu noppi te déglu spécialistes yi te ña nga ci seen di lalu di wax ak ña ñu war a waxal kon ki jiite peuple bi di le président de la république kon nañ ko déglu ci loolu waaw parce que nit day am kilifa ndax loolu lañu sharia digal waaw kon suñu borom wax loolu ba ci desaat di wax loo xamul yàlla ñu ko jàngalaat wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaa'ika kaana anhu mas'uula ci suuratul Israa Mamour bul taxaw ci loo xamul dara ndax sens yi la yàlla jox yëpp ay responsabilité la boo léegi yàlla dina la ko laaj kon fexe bay gindi nit ñi moo gën fexe bay réeral nit ñi te suñu réew mi dafa aaja ñu tabax ko dafa aaja ñun ñëpp ñu bokk taxaw bokk ndey bokk bàyyi dafa aaja parce que lii ñu fait la force waaw yonent bi moo ñu waxoon ne wa kuunu ibaadallahi ixwaana fexe leen ba nekk mbooloo mu dëgër waaw di jàppalante di dimbalante te lii buñ ko politiser affaire santé la affaire adduna la affaire tawat la affaire pandémie la lu bari ci saxaaba yi moo leen yóbbuwoon nit ñu baax ñu bari moo leen yóbbuwoon mag sunu mag ñu baax seen njaboot yu bari moo leen yóbbuwoon kon lii du lu ñuy fooye ne ñu déglu ne ñu war a déglu te ñu ànd liggéey sunu réew mi benn borom xam-xam mag dafa ni travailler nous sans raisonner c'est le seul moyen de rendre la vie paisible nañu bokk liggéey te buñ ci am xaj buñ ci am seen bu ñu xalaatee ni li ñu war a def jeex na fa izaa azamta fatawakkal ala Allah sans raisonner nag c'est le seul moyen de rendre la vie paisible képp ku bëgg dund gu mucc ayib fexeel boo lay def nga def ko ci xam-xam te na ko liggéey wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.